asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci ponk yi fa sam na beneen nit bu ñu teg loxo ci loolu ñuy duppee force spéciale ne dafa am ay bërëb yu ñu bëggoon a song fii ci réew bu Sénégal ab soxna la bokk ci parti Pastef nekk fële ca Sam Notaire moom nag tey jii lañ ko war a déglu campagne électorale bi ñu ngi ci ba léegi fële ca Ourossogui tête de liste départementale bu Aar Sénégal moom dafa dem seeti commerçant yi nga xam ne seeni cantine dafa lakkoon daanaka fële ci bés yi weesu Aminata Touré moom mi jiite liste nationale Benno Bokk Yaakaar mu nga woon ca Ndar wax ci wàllum contenu local Barthélémy Diaz moom mi jiite liste Yewwi Askan Wi ci Ndakaaru demoon na seeti ay kilifa diine yu nekk fii ci capitale bi. lu toll ci fukki village nekk fale ci commune bu Gnith daanaka nekk nañ ci lu néew juróom-ñaari kilomètre ci usine ndox bu njëkk fii ci Sénégal waaye ñoom amuñu ndox nag ñoom askan wi am lu leen metti loolu ndax dañoo sonn ci gis usine boo xam ne dafay alimenter ay diwaan yu nekk lu ëpp 200 kilomètre ca foofa te ñoom ñu ko sës rëq mënuñoo fexe ba am ndox. wàllum tàggat yaram ak kaanu jigéen ñi fële ca Maroc football gaynde yu jigéen ñi fas yéene daje ak Zambie tey jëlee ci ngoon quart de finale mu di guléet bu juróomi waxtu jotee lay doon ca Casablanca loolee lépp tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ñu dooree xibaar yi ginnaaw bañ leen ziyaare ba noppi ak benn accident bu am fële ca Missirah Wadène benn xale bu jigéen ab étudiante la moom moo daanu ci ab moto ñu ne nag musóor ba moom moo lonku ci roue moto ba mu daanu ci tali bi naka noonu benn camion ñëw fël ko ca noonu la ñàkkee bakkenam moom xale bu jigéen bi dafa waroon a jël ab bus ñëw fii ci Ndakaaru ngir cours yi ginnaaw tabaski ñu ne néew bi nag jël nañ ko yóbbu ko ca morgue bu hôpital ba ca Koungheul. leneen ci xibaar yi ñu ko doon junj sànq Amidia moom ba léegi nag mi ngi ci loxol police ab militante bu Pastef la nekk ca Sam Notaire démb lañ ko teg loxo ñu ne nag dañ koy tuumaal ni dafa bokk ci force spéciale boobule ñuy wax boobu ba léegi ñu waroon koo déglu kon tey jile moomule ci jamono jooju keneen kuñ doon tudd ci force spéciale boobu di Papa Modou Seck ba léegi xamuñu fan la nekk ndax moom dañ koo tegoon loxo yóbbu ko fële ca pavillon spécial bu Dantec 9 juillet ngir wér-gi-yaramam yaram wee jagadi ba taxoon ñu yóbbu ko fa administration pénitentiaire ne nag dafa rëcc boobu ba léegi moom itam Pape Mamadou Seck ay mbokkam ak ñooñu ñu ko dénkoon kon ba léegi xamuñu fan la nekk moom itam bokk ca Pastef ñu ne. ñu dem ca Ourossogui am na benn lakk bu fa amoon ca marché ba yàq fa lu bëree bëri ña fa nekk di jaaykat yi ñoom jaaxle loolu ndax dañoo jàpp ni ba yëf yi amee ba léegi daanaka ñi leen taxaw bëriwul kii jiite liste bu Aar Sénégal foofu la dem na seeti leen waxtaan ak ñoom Amadou Dia lay wuyoo dañ koy déglu ci micro Ali Bandel Niang foofu ca Ourossogui. C'est un sentiment d'indignation, de dire que vraiment, est-ce que réellement on est au Sénégal? Vu cette situation aussi chaotique, aussi vraiment délabrée, ces gens ou bien ces sinistres méritent vraiment de l'assistance. Mais malheureusement, il y a un oubli flagrant qu'on a constaté sur le lieu. Depuis le 10 jusqu'à présent, rien n'a été fait. On n'a pas débarrassé les débris. On n'a pas rencontré également les sinistres pour vraiment l'assistance psychologique. di jéggalu ci élément boobule du ñàkk wolof bi dinañ ko am laata ñuy tàggatoo kii jiite liste coalition nationale Benno Bokk Yaakaar liste nationale bi moom mu nga woon ca département bu Saint-Louis foofule Aminata Touré mi ngi rafetlu bu baax a baax loi bi yitteel contenu local bi nee na dina tax ba Ndar am wàll wu rëy ci exploitation gaz bi fi lekk atum 2023 mu cay dolli ni ndaw ñi bàyyeekoo foofu ca Ndar dinañ ci am wàll bu am solo sax Aminata Touré la ñuy déglu ci micro Ousseynou Diop foofu ca Ndar. xam ne mooy li président bëggal Sénégal mooy ngeen doon également un pôle d'émergence à partir des produits du gaz. Président wax na lu ñu naan le contenu local. Contenu local mooy ñu moytu la daan dal yenn dëkk Afrique yi nga xam ne nit ñi dañuy dem jël seen gaz wala seen pétrole dal di ko jaayi population bi du ci gis seen bopp. Président nag la mu jël ci décision mooy loi sur le contenu local li mu firnde mooy
gaz bi bu ñu ko jëlee ba indi ko yéen ñii yéen a koy transformé yéen ñii yéenay andi logistique bi yéen ñii yéenay doon ñi construire les logements pour les travailleurs kon le département de Saint-Louis am na un bel avenir devant lui grâce à la vision de notre président de coalition le président Macky Sall. fii ci Ndakaaru moom Barthélémy Dias mi jiite liste Yewwi Wallu moom demoon na seeti kilifa diine yi nekk fii ci capitale bi moom nag bokk na ci kàddu yi mu yëkkati mooy tey la ñu gën a taxaw ngir fexe ba président Macky Sall bu bëggee yootu 3e mandat mu bañ caa jot reportage Mamadou Fall Younous Diatta. Barthélémy Dias ci campagne électorale moom tête de liste bu département bu Ndakaaru bu coalition Yewwi ak Wallu dem na ci kër diine yu bëri yi nekk fii ci Ndakaaru ngir sàkku fa ay ñaan étape bu njëkk gi moo di Tilène ca kër Serigne Maodo Sy Barthélémy Dias dem itam fi nga xamante ni mooy kër Thierno Madani Tall fii nag kon waxtaan yi am na solo moom mi nekk meeru Ndakaaru dem na itam Yoff mu ngi wax sax ci kanamu nitu diine gi lan mooy solos élection législative yi. démocratie moom le Sénégal choisir comme option ku wax démocratie tamit da ngay wax waxu équilibre parce que trop de pouvoir tue le pouvoir donc lu ñuy wax ci suuf ci dëkk bi ci mbiru ay 3e mandat ak ñoom seen ñaan naa yàlla daal suñ ci eggee na ci yàlla def sutura parce que loolu lu muy yee ci réew mi du jàmm. Barthélémy Dias ak coalition bi ñoom namm nañu rek gagné yi la élection ñu ne ngir delloo si li nga xamante ni moo di citoyenneté ca biir assemblée nationale. na élection yi lu ñuy sàkku ci yéen mooy ngeen mobiliser wu ngeen voter pour la grande coalition Yewwi ak Wallu lu ñu tax a jóg nag tey mooy lii di wareefu bépp député mooy di voter ay loi mooy di contrôler l'action du gouvernement di xool gouvernement bi lu muy liggéey di ko gestu di ko saytu bu ci tegu tamit mooy di jël mbébétu askan wi di ko yóbbu ci assemblée nationale bi. tête de liste bu intercoalition Yewwi Wallu dana wër kon mboolem mbeddu Ndakaaru yi nee na ngir ñaax nit ñi ñu dem wote ji ndax assemblée delluwaat na mu meloon. jërëjëf Mamadou Fall ginnaaw politique bi ñu wax ci liggéeykatu biscuiterie Wexbe woon ñoom ñu ngay yëglooti dañoo amal ab benn ndaje ngir naqarlu bu baax a baax ñu ne benn waay su ñëwoon ne leen ñu ajandi seen ñaxtu boobule ndax dina leen dimbali ci wàllum koppar ba noppi utal leen ay avocat ndax dàq biñ leen dàq dafa teguwul woon ci yoon waaye boobu ba léegi furaas ñoom nag ñu ne fii léegi ay bés bu ñu gisul lu ñu xam dinañ delloo buum ca mboy mboy ga Maguette Diop lañ ciy teewlu moom moo yore seen kàddu ci micro Abdoulaye Anne. ñun bi ñu dàqee depuis longtemps dañ ñoo dàqoon dañoo amoon problème suñu patron biscuiterie yi Wexbe mu dàquñu abusivement bi ñu dàqee abusivement fu nekk dugg nañ fa lu ne def nañ ko dugg nañ fu ne fu ñu war a dem ñëpp dem nañ fa mais ba léegi dégguñu ci woon dara ay jamono nag sa jamono yële ñu ñëwoon fii même fii si siège bi teen bi def suñu benn grève de faim entamé nañ ko ci 3 jours ba 4e jour ci la ku ñuy wax DG Dora Gueye yónnee ay ndaw arrêté loo ñu suñu grève ne dinañu dimbali jëloo ñu avocat d'abord avant tout dinañ am lu ñu may problème bi ñu gënoon am important mooy avocat bi ñu waxoon dañu koy jëlal toppal ñu décider ba jusqu'à présent nag gisuñu dara léegi li ñu décider mooy d'ici samedi suñu gisul lenn lu ñu xam danañ ñëwaat ci siège bi defaat grève bi ñu doon def commencé waat ko en personne ñun suñu biir dinañ koy ko entamé waat toogaat def ko wan nga war a defee te bii pas gisuñu dara lu ñu koy jox a bàyyi président Macky Sall ci boppam sax bëgg nañ mu dégg lii presque 10 ans ñu ngi ci 10 ans pour ñu fexe ba am suñu gain de cause ba doon suñu yelleef ak suñu àq tabaski bi sax laa ñu si bëri tabaski wuñu xamuñu luñ tabaskee ndax métit situation bi métti na xam nga difficile suñu doom bi jànguñu pour ñu fay école problème la ñuy dàq nañ leen ñii ñibbi leen seen dëkk yi soo gisee ma 54 personnes lañ gars yi amuñu sax passe bu ñu ñëwee fii. Maabo mi ngi fële ca commune bu Mbirkilaan foofu la askan wi dañoo génn ci mbedd mi di ñaxtu li ñu bëgg mooy ñu dëral leen yoon wa dox diggante Mbirkilaan ak Maabo ca boppam toll ci fanweeri kilomètre te lu toll ci ñeenti commune lay romb ñoom askan wi nee nañ nag yàgg nañoo yëglu waaye bu ba léegi état bi dafa mel ni dafay tëx-tëxlu reportage ca foofa Omar Ndiaye ak Boubacar Fall bopp. ci jamonoy campagne bi la ñu amalee nag seen doxum ñaxtu ñoom askan wi yeewoo ci arrondissement bu Mabo mere lool nguur gi ñu jàpp ne dañoo tànqamlu seen i jàmbat rawatina
yoon wi dox diggante Mbirkilaan ak Mabo. lu ñu naqadi nag depuis 1960 ba léegi la mais actuel président bi fi nekk bi mu nekkee premier ministre dig nañu ko bi mu nekkee président dig nañu ko bu yàggul rek la ñu ko dig te gis na biñ ñu ko diggee ak yeneen gox yi xam ne dig nañ leen ko defal nañ leen seen pose première pierre. mais ba léegi ñun amaguñ pose première pierre te ñun ñooy commune bi xam ne commune d'arrondissement bi xam ne muy Mabo commune d'arrondissement bi xam ne si Sénégal yëpp ci commune yëpp moom rek moo amul tali bu dugg si biir. waxuñ Rana ñuy wax président de la république na ko moom même bu ñëwee di pose première pierre di ñu tudd Rana boobu dana amoon affaire ak ñi xam ne ñoo nekk si gox bii nii parce que ñun dañoo sonn si Rana lu mat 10e fois ngi ñu ngi leen di oo ngeen di ñëw fii nii ñuy jooy suñu yoon ñun lu ñuy yitteel nii léegi mooy lenn suñu yoon wi nañoo defaral ñu ko bu bëggee jàmm. commune bu Ségré commune bu Jaamal commune bu Ndionik commune bu Mbëlëb ak commune bu Mabo ñoom ñooñu la yu la yoon wi soxal chauffeur si gis ne seeni woto yëpp tas na ndax yoon wu jagat yi rax ci dolli daa wàññi koom-koomu gox ba. suñ oto yëpp yàqu na képp koo xamante tey ñëw nga fii tey dafi daw horaire soo déparé tey gare routière boo demee gare routière da ngay dem garage di defaree say oto. walla tey suñu commerce bi doxatul tey dëkk bii ñuy wax Mabo mu nekk commune nekk arrondissement. tey dafa am marché bu jéggim siraat la ci ñun. ñuy ñaan président de la république ne bu yàgg wax nañ ñu ne yoon wi teg nañ première pierre nañ ñu waxal yoon wi fan la yéexee nañ ñu ko waxal wala moom mu toog. ñoom askanu arrondissement bu Mabo nag nee nañu sonn nañ ci jàmbat yi ndax ci depuis 1960 ba léegi de ñu ngi dund jafe-jafe yoon wu jagadi woowu taxut ba léegi mu am saafara mu mel ni ne seeni mbir dañ koy tànqamlu te nag bëgg nañ fanweeri kilomètre rek mu ñuur kurung te wekk nañ ko njiit réew mi président Macky Sall. ñeneen ñu am ay jàmbat mooy ñi yeewoo ci fukki village yu nekk ca commune bu Ñic fële la ca bët gànnaaru réew mi daanaka lu néew juróom-ñaari kilomètre la ñu nekk ci usine ndox bu njëkk fii ci réew mu Sénégal waaye ñoom ndox ci boppam mënuñu koo am la leen naqari ñoom askan wi mooy bëri na ay région yoo xam ne toll nañu ci gën gaa néew ñaari téeméeri kilomètre ca bërëb ba ñoom ñi sës rëkk ci usine bi mënuñoo fexe ba am ndox boobu ba léegi Ousseynou Diop demoon na seeti leen reportage. juróom-ñaari kilomètre moo dox seen diggante ak usine bi jox ndox région yu bare ci Sénégal moo tax askan wi nga xamante ni ñoo wër Lac de Guiers bi génn wane seen naqar ci dëkk bi ñu duppee Kaddu Ndeef fa la ñu dajee lu toll ci fukki village ñuy nag loolee la ñu bëggatul mu am. bu ndox Ndakaaru léegi nag ñun mënuñu fexe ba am ndox malgré que président waxoon na bëggatul benn dëkk bu amul ndox ci wetu Lac de Guiers bi mais ñun boobu ba léegi yàlla def na mënuñu am ndox. rang plus de 5 heures de temps ngay rang. nga bàyyi ay xale ci kër gi ndax loolu jaadu na 7 kilomètres ci usine bi. ñàkku ndox bi nga xamante ni moom moo am foofule ak itam ñàkk bu am robinet mooy leen naqari ñu nag ba ñu taxawalee borne fontaine yi ci dëkk bi ak léegi war na toll ci ñaari at waaye boobu ba léegi amul lenn loo xamante ni soppeeku na ca. fii ay borne fontaine lu mot 10 villages borne yooyu mu ngi fii ñaari at ba léegi benn ubbiwu ci. ñoo ngi nii bëgg dee mar. loolu moo tax ci élection yi ñu jëm nee nañu benn leader politique ci opposition bi ak ci pouvoir bi du teg tànkam ci dëkk bu ni mel. ñàkk nañ ko taale ndax ndox amuñu ndox suñu doom yi dañoo jooy ba sonn nañu fekkee dimbali wuñu suñu ndox bu ñu ñëw tey bu ñu ñëw suba. waa mairie bi wala politique bi fi jaar dañu wax dana naka rek lañ loo kii lañ loo def fii nun nag sonn nañu taay nañ te loolu. bu yeboo campagne bu ñu degmal nii benn politique soxla wuñ ko fii. askan wi nekk ci Kaddu Ndeef nag jamono gi dañu sonn lool ndaxte jamono gi seen jigéen ñi ay paan la ñuy yanu ngir mën a wuti ndox naam day seen diggante ak usine bi mi ngi toll ci juróom-ñaar ci ay kilomètres. jërëjëf Ousseynou Diop ñu dem fële ca Tambacounda rawatina ca diwaan ba ñu naan Gurel Diadji foofu poste de santé ba fa nekk ci ay jafe-jafe lay xëy ci lay gontu infirmier chef de poste ba sax dafa bëgg ñu defaraat maternité ba ñi nga xam ne dañoo amee jàngoroy diabète yi itam bëgg nañu benn centre bu mën di leen jël en charge saa su nekk ci seen feebar boobule Moussa Oumar Gueye ak Amadou Diédhiou ñoom ñoo ñu teewal foofu ca région bu Tambacounda. Polarisant plusieurs quartiers périphériques de la commune de Tambacounda, le poste de santé de Gurel Diadji dispose à ce jour d'une maternité complètement délabrée. Et puis encore, plusieurs accouchements à domicile sont enregistrés ce dernier trimestre. D'où l'urgence pour l'infirmière chef de poste Diaraba de solliciter des travaux de réhabilitation ou d'une reconstruction totale du bâtiment. Malgré ces préoccupations, l'antenne régionale des diabétiques de Tambacounda a choisi le poste de santé de Gurel Diadji pour une journée de dépistage du diabète et de sensibilisation contre les pathologies chroniques non transmissibles. La population qui peut-être n'a jamais connu de dépistage.
ou peut-être même de sensibilisation. di jéggalu rek ci élément boobu nga xam ne français la wolof bi kon du ñàkk ngeen am ko ci yeneen jotaayu xibaar bi la yoon ca Bambey la ñuy dem ak benn ferme agricole bu ANPEJ amal ci diwaan boobu la ñu naan Silane foofu waaye nag ay jafe-jafe ndox moom moo leen tënk ñoom itam la taxoon ñu teg ko fa sax mooy ndaw ñi fexe ba mën a am xëy waaye ba léegi lañ ca bëgg mënuñu koo am daanaka bailleurs yi ci boppam ñu ngi def seen kéem kàttan ba projet boobule lañ ca bëgg yëpp ñu mën kaa am Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye. ferme Silane bi di dëkk boo xam ne ni mu ngi nekk ci commune Ngogom ci département bu Bambey bu doxee woon na mu waree mënoon naa fexe ba li nga xam ne mooy xëy yu ndaw yi mu am ci lu bëri lu mu ci réglé wante de fi mu nekk nii problème bi fa am moo di problème mu ndox. ñu li rek jafe-jafe bi mooy que ni xëy na tey problème mu ndox moo fi am parce que ndox mi mënut béy ndox mi tam jën yi gis nañ ko loo xamante ne juróom-benni weer la waroon def tey mu dem ba def at ak ñetti weer xam nga loolu déjà perte nañ fi juróom-ñeenti weer. loolu nag tax ki nga xamante ni moo di directeur bu ANPEJ di defi jéego pour indi saafara. xaalis bu takku lañ fi def. xaalis boobu mënoon nañ ko dugal feneen. mais comme président de la république moom ndaw ñi dañu nekk priorité am initiative bu nga xam ne day fexe day tax ba ndaw yi mën a am liggéey bay tax ba ndaw ñi mën a am lu ñu occupé ba tax ba mën a tax ba ndaw ñi mën a ci jëriñoo initiative yooyu daf koy accompagner. jéego yooyu nga xam ne tàmbali nañ ko ci diwaan bi nag am na résultat yu am solo. 500 kilos lañ fi napp tey lañ fi nar a napp tey def nañ napp symbolique mais 500 kilos yoo xam ne nan lañ war a napp mu nekk loo xamante ne 4000 individus mu nekk loo xam ne lu am solo la. bii de bu dut xëyu ndaw yi nga xam ne war na koo régler dafay def tamit formation pour ñi nga xamante ni moo di xale yi. parce que aussi dañu toll jamono boo xamante ni bu ñuy jàngal nit ki liggéey foog ñu won ko yoon bi nga xamante ni moom la war a jaar ba nga xam ne du ci am benn juum. ferme bi nag ANPEJ moo ko fi taxawal ci financement bu FAO. xibaaru biti réew la ñuy wutali ji ak kilifa yi nekk fële ca Côte d'Ivoire di sàkku ci waa Mali ñu bàyyi ci ni mu gën a gaawee seeni soldaar yi ñu teg loxo te teguwul ci yoon. Bamako moom dafay tuumal ñeent fukk ak juróom-ñeenti soldats ivoiriens yooyu ne ay mercenaires lañ maanaam dañ leen a fayoon ngir ñu ñëw foqar ci nguur gi foofu wala jaxase réew ma. Abidjan di ko weddi ci benn communiqué bu conseil de sécurité bu Côte d'Ivoire génne ñoom nee nañ nag tuuma yooyu noonu dara du ci dëgg ci soldats yooyu ñu teg loxo fukki fan ci weeru juillet foofu ca aéroport bu Bamako ñu ci dolli ni daanaka lépp a ngi woon ci yoon ngir fexe ba contingent boobu ñibbisi ci réew mi maanaam ay soldats lañ duñu benn yoon ay mercenaires. ci wàllum tàggat yaram ñu ngi leen ko doon wax sànq gaynde yu jigéen yi di sóobu ci CAN bi am fële ca Maroc tey jile nag dinañ amal ab match seen digg ak Zambie ci quart de finale bu 17h jotee lay doon fële ca Casablanca daanaka guléet la ñoom gaynde yi ñu egsi ci niveau bi ci compétition bi dañuy dem ca Casablanca ñu fekk jëfa Youssouf Bodian di envoyé spécial bu groupe Futurs Médias foofu. Sénégal nag fii lay amalee tey match de quart de finale am di match bu historique puisque mooy doon bu njëkk ci histoire football féminin bu Sénégal egsi ci niveau bi waaye xibaar yi mujj daal ñu ci am surtout démb bi ñu jànnoo ak coach bi ak kii di Awa Diakhaté ci conférence de presse bi coach bi nee na ginnaaw kon ñi nga xamante ni amoon nañu Covid te manqué matchu Maroc bi ñëwaat nañu ci match bi amul beneen blessé ba démb en tout cas kon moom disposé na équipe am bi yëpp ki mun a kon jogante match bi diggante ak Zambie di équipe boo xamante ni moom it mosul joué quart de finale ci wàllum CAN bi mooy 3e participation waaye Zambie amaloon la taxawaay bu baax ci Jeux olympiques yi passé bokk na ci équipe ba teewloon Afrique loolu la waree tamit ci kon CAN bi ndax moo jël place bu njëkk bi ci groupe am ci kanamu Cameroun ak équipe bi di Tunisie ba tax na kon équipe bu Zambie dugal na juróomi but encaissé benn Sénégal tamit benn la encaissé même si 3 buts kese le Sénégal dugal ñaari ci penalty donc match bu am solo la match boo xamante ni forcément foo mu offensif suñu bëggee kon daal di teel a régler match bi parce que équipe bu Zambie physiquement dañoo taxaw gis nañ leen jeu bi nga xamante ni moom la ñuy def ñoom côté boobule ci Afrique australe moo gën a physique li nga xamante ni moom la ñu gis ci yeneen équipes yi rawatina yi nekk Afrique de l'Ouest fi mu toll nii nag Sénégal mooy benn ci ñetti équipe Afrique de l'Ouest yi fi nekkoon mi des ci jongante bi kon dina jéem kon gagné équipe bu Zambie ngir dem demi-finale première fois waaye tamit
mun a qualifier pour la première fois ci coupe du monde bi di ñëw ci atum 2023. Casablanca nag ñëpp xam nañ ni dëkk la boo xamante ni doomu Sénégal yi bëri nañ fi lool bi ñu nekkee Rabat sax ñu bëri ci ñoom dañ doon ñëw di supporter équipe bi di ñibbisi ce qui veut dire que tey gaynde yi aussi mën nañu xaar jàppale bu am solo ci doomu Sénégal yi nga xamante ne ñoo fi nekk au-delà de ça communauté ouest africaine bi kon ñëw jàppale leen ci match boobu di am 17h ci Ndakaaru 18h fii ci stade Mohamed V bu Casablanca Sénégal nag foofu bu matcham bu njëkk la fay joué waaye Zambie moom matcham yëpp fa la ko joué comme moom moo nekk premier moo tax mu des fi daal di dalal équipe bu Sénégal. jërëjëf Youssouf Bodian teewal groupe Futurs Médias foofu le kon Casablanca match bi bu 17h jotee lay doon heure bu Sénégal 18h heure locale léegi dañuy sóobu ci pàcc bu mujj ci xibaar yi muy li yëglekaay yi xëyee tey ak Mamadou Mohamed Ndiaye. ngeen jëf kuy naw say di direeku naroo sore l'observateur nañu moo taxit Ibrahima Kane ma jiite woon compagnie bii di Sénégal tëb na démb ci la ñu ko wàcce compagnie bu doxul deful ay bénéfice ay jafe-jafe ci wàllu koom avion yu dëkkee pan tukkikat yu dëkkee ñaxtoo ko tumuranke ko toltolaan ci ay daport yi àdduna bi l'observateur nee nañu yii bokk na ci tax ñu nangoo Air Sénégal ci loxo Ibrahima Kane te du loolee rek ne l'observateur mi ngi ñuy wax it ne am nay responsable yu doon liggéey ci Air Sénégal Ibrahima Kane xëy dàq leen ci coobarey boppam ndax dafa am lu mu leen bëggoon a defloo gaa ñi bañ ko ndax dëppwul ak yoon ca loolee ca la jaare dàq leen l'observateur nañu bokk na ci ñoom Alassane Diop ma ne woon directeur ressources humaines ba Cheikh Diallo directeur financier ba ak Omar Gueye ma ne woon directeur des opérations vol mission d'audit ba caisse dépôt et consignation yónni woon ci Air Sénégal it l'observateur nee nañu feeñal nañu fa ay mbóot yu rëy te bari li yokk joote ji nag journal bi nee nañu moo di marché ñeenti milliards gi Air Sénégal ñàkk bu yàggul ndaxuk ci yoonam di marché bu waroon a jëm ci yóbbu ujaaji Sénégal yi ca Makkatal Mukarram bés bi le jour nañu atterrissage forcé moom la ñu def Ibrahima Kane ma jiite woon Air Sénégal moom yéenekaay bi di bés bi le jour mi ngi ñuy xamalit li sànk waa ji ba tax mu wàcc kii yéeg ca fa mu toogoon Soleil national nee nañu moo di Alioune Badara Fall mooy léegi directeur général bu Air Sénégal kan mooy Alioune Badara Fall yéenekaay bi nañu ab commandant la dawalkatu avion la moo jiite woon syndicat des pilotes de ligne ku miin avion la ne fanweeri at ak lu teg daanaka waa ji di Alioune Badara Fall def na ko ci aviation jaar na ca Royal Air Maroc jaar na ca Sénégal Airlines jaar na ca Air Sénégal SA ba démb bi ñu koy def directeur général bu Air Sénégal Soleil national nee nañu conseil technique la woon ci ministère du tourisme ak transports aériens la Sénégal ni ñu ci xëta mu njëkk DG Ibrahima Kane tëb na Air Sénégal yëngu na lu yëngu lu ne la ko yëngal ko ëpp doole ñi ñuy tuddee force spéciale di leen toppee tuumay kumpalo jëmee ci état bi mbirum terrorisme ak i na si pexe ngir taal dëkk bi l'observateur mi ngi ñuy xibaar ne am na keneen ku ñu ca tegaat loxo Ami Dia la tudd juróom fukki ak ñett la am jàpp nañu ko ginnaaw ab délégation judiciaire bu jugee ci juge bu deuxième cabinet bi Ami Dia di assistante de direction adjoint à la coordination bu Pastef Sam Notaire démb la ko gaayi commissaire Bara Sangaré yi di waa sûreté urbaine jàpp ca quartier Mbod 4 ga ci Géejawaay gëmu dëkk yéenekaay bi nee nañu fa la ñu ko jàppe ki ñu jàppoonte mu rëcc di Pape Mamadou Seck kàdduy baayam Basirou Seck mi ngi ci l'observateur nee na moom mënut a gëm ne doomam dafa évadé ci xët mu njëkk bés bi le jour mu ne ñu fa nañu yeewi ñu xam ci lan lañu fare bu dee sama doom Pape Mamadou Seck dafa dee nañ ma indilub néewam ne fu ma jaar dëjal ko sëru Pape Mamadou Seck ci Vox Populi moom it ma ngi fay xamle ne lu dal magam ñi ko jàpp nañu xam ne ñooy responsable ndax ci seen loxo la nekk place u Pape Mamadou Seck du pavillon spécial waxuma la ak ca kaso ba docteur Cheikhouna Bey di coordonnateur bu Pastef ak bu yeewi askan wi ca Kébémer doo nit xarit bu màggandoo ak Pape Mamadou Seck am na yu muy xëy di leeral ci Source A nee na bi ñuy waajal tabaski gi dañoo dajale xaalis jox ko famille bu Pape Mamadou Seck ngir ñu mën a am lu ñu tabaske bi xaalis bi matee ki ko doon dajale jël lépp jox ko jabari Pape Mamadou Seck waaye keroog ba ñu déggee ne Pape Mamadou Seck dafa évadé docteur Cheikhouna Bey ne booba ba léegi mënatuñoo jot jabar ji fenn Ousmane Sonko ak Omaro Sissoko Embalo Le Quotidien nee nañu keroog ba ñuy gisee coowal mbës mi mu di massage Ousmane Sonko ba woon ci Sweet Beauté loolee bokk na ci li ñu doon waxtaane li indi wax ji ci waxtaan wi Le Quotidien nee nañu moo di comme Omaro Sissoko Embalo gaayinu Macky Sall la Ousmane Sonko dafa bëggoon Embalo jàpp ci ba ñu dakkal li ñu koy toppee ci dossier bi dox diggam ak Adji Sarr waaye it suñu libéré gaay yi Pastef yi nga xam ne jàpp nañu leen jamono ji bu ko defee moom Ousmane Sonko mu dem ca xaritam bii di Domingos Simões Pereira waxtaan ak moom ngir mu may jàmm Omaro Sissoko Embalo bu ko defee tension politique bi wàcc ca Guinée Bissau bu ko jaree sax waa ji di Domingos Simões Pereira génn ndéegum réew mi bu ko neexee mën naa dem Europe ba sax mu dem Lisbonne mooy tànn fan la jëm journal bi nañu Omaro Sissoko Embalo déglu na ko mu wax ba yeggal moom Ousmane Sonko waaye tontu ko dara lu wér la Sénégal nañu li wér te wóor sax de moo di coowal mbës mi du gaaw fay ci réew mi ndax ci waxtaan wi nga xam ne Adji Sarr doon na ko def ak waa ji di Kaliphone moom Adji Sarr wax na fa ne du bàyyi tey du bàyyi ëllëg te bu ko ci wax ji soofee yor na ci téléphone am ay vidéo yu garaaw ci Ousmane Sonko yoo xam ne dana ko génnee defal boppam justice fayul boppam
jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye yéen itam sant leen gërëm leen ci ànd beeg ñun rédaction bi di leen dig daje à partir de 19h incha allah ci soir d'info 19h30 xibaar yi 20h xibaar yi ci nasaraan waaye ci kanam tuuti rek di ngeen ànd ak Mamadou Ndiaye ak Mairie Bey ci li xew ci biir internet bi di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm ak programme TFM jërë ngeen jëf.